parents d'élèves yi taxaw fi yëpp maa leen présenté fii dañoo am lu ñu metti école bi mu ubbee ba tey élèves ñëpp ñu ngi jàng ba mu des suñuy doom jaaxle nañu tiit nañu torop bëgg nañ na ku ñu dimbale te yàlla rek a tax président yow la ñuy woo directement nga ñëw dimbale ñu te yàlla tax nga yërëm suñu njaboot yi xale yaa ngi nii mënuñoo jàngi mënuñoo def dara école bi ni mu mel nii ñaaw na trop ci Petit Thialy en tant que ni Petit Thialy mel fii ci digg Thiès lii ñaaw na trop rafetlu ñu ko bëgg nañ ne kuñ ci dimbale ba suñu doom mën a jàng école yi ubbi nañu ñëpp ñu ngi jàng bay bind leçon ba mu des suñuy doom jaaxle nañ trop nag wallu nag la ñu soxla nag ku ñu dimbale. di nuyu parents d'élèves yi fi teew ñëpp ak di nuyu kilifa yi fi teew ak journalistes yi man directeur bi tey laa koy doog a gis ak tey lay doog a wax ak moom parce que dama dégg situation école bi temps yi yëpp ma waxoon dama fi ñëw visiter si ko pour xool ko ma woo ko tey ci suba pour ne ko dama fi bëgg jaar mu wax ma ni que justement sax parents yi ñu ngi jaaxle di woote maa ngi leen di masaw bu baax li may njëkk a def nag mooy lancer un appel d'abord aux autorités parce que loolu mooy suñu cër d'abord je lance un appel au maire kii Diallo Lamine Diallo ne ko lii nekk ci école bi dafa doy waar te wax nañ ne ñëw na fi ba gis nañ ko xalaat naa ne waruloon toog benn fan bi école ubbeek léegi te du ci def li nga xam ne moo ci war xëj na mu ngi jéem su dee mu ngi jéem it ñu ngi ko ci encouragé bu baax ne ko nag mu ngi bëgg a tardé di lancer un appel aux autorités de l'IA de Thiès maa ngi leen di lancer un appel ne leen lii xew ci école bi vraiment jéggi na dayo dugg naa fi léegi li ma fi gis sama xol def ci tooy ndax mënuñu ñoo woo ci ubbi tey jàng tey école bii nekk benn école ci gox bi yëpp ñu ñëw tey bàyyi ko di ko seetaan depuis léegi mu ma 2 semaines bi école ubbeek léegi te utuñu ci benn pexe donc je lance un appel à l'IA de Thiès mu xam ne Petit Thialy dafa bokk ci réew mi et que xale yi fiy jàngee waruñu leen boddi dañu am droit comme tous les enfants du Sénégal à ce que su école ubbee li xale Sénégal yi yëpp am droit mooy jàngi xale Petit Thialy yi ñoom itamit ñu dem droit dem jàngi te lii xale mënu fi dugg mag sax mënu fi dugg donc man bi ma ko yëgee tey dama ne woon directeur bi lan mooy solution en attendant ñoom ñu ñëw parce que ñun suñu cër mooy suñu gisee lu doxul ñu wax ko dem ci ñi nga xam ne ñoo ko war a régler ci xaalis bi nga xam ne ñoo ko bokk nag parce que xaalis bi ñuy liggéeyee ñoom suñuy lempo la donc suñuy lempo nag bu mënul dem ci njàng mi demul ci faj bi kon ñun xam nañ ne nañu tumuranke ne donc man bi ma ko laajee ne ko en attendant ñi war a jóg lan lañ mën a def mu ni ma dafa xalaat ne nañu jéem a def ay couloir ci biir école bi couloir ci buntu bi couloir ñu wërale ko classe yëpp ndax classe yi impacté wul parce que classe yi xale yi mën nañ fa dugg jàng mais wax ji mooy fu ñuy aw ñu jéem a wuti gravat ak latérite man te suba ba léegi ci laa nekk di lijjanti pour ñu utal ñu gravat ak latérite pour ñu ñëw jéem a teg ay couloir ci buntu bi ba ci tuuru classe yi ba ci toilette yi ba nga xam ne xale yi ak maîtres yi dinañ mën a accéder aux classes en attendant ñi war a ñëw nga xam ne ñoom ñoo yor doole ji nga xam ne mooy doole ji nga xam ne moom la ñu jox moom lañ leen jox pour ñu liggéeyal askan wi ñu ñëw def li ci war doolu nag maa ngi ci suba ba léegi naru ma woon ñëw sax léegi dama koy woo di ko jox ne ko am na ku ma wax ne latérite dañuy wuti buñ ko defee couloiru latérite ba pare dem wuti suuf wala béton bu sew bi teg ko ci ndax latérite bi dafay xonq te dafay tilimal xale ma ko koy rendre compte mu ni ma parents d'élèves yaa ngi fi ak presse bi parce que ñoom ñoom ils sont dépassés parce que jàngalekat lan mooy mbéb mooy yéeneem mooy bu école ba ubbee nga jël say élèves seen njaboot élèves yi seeni njaboot lañu ñu commencé jàng mais boobu ba léegi gis nañ xale yi nee na ma xale yi dañ koy interpeller di ko wax kañ la ñuy jàng te loolu dafa metti ci jàngalekat metti ci kilifa gi nga xam ne moom lañ jox école bi ñun wutuñu ci dara xëj na dama fi taseeg yéen par hasard mais bu dul loolu dinañ def li ñuy def niñ koy defee fu ne ci fu Thiès fu bëri te duñu ci woo télé duñu ci woo rajo duñu ci woo keneen
parce que loolu du suñu doxalin léegi nag dinañ ci jéem ñun lépp lu ñu mën mais dama ne li ñu wax mooy Aliou Sow li mu wax léegi mooy dëgg école bi fii du place am démb ñu ngi ciy wax semaine passée ne école bi du fii du place am dañ ko fi tabax waaye zone non aedificandi la ñun ñii cosaanoo fii ci gox bi juddoo fi fii nekk suñu ay maanaam cosaan xam nañu fu ndox ak aw ak fu mu awul bu ñu fi tabaxee école bi ba pare nag te xam ne mënatul nekk nañ ko délocaliser ñun ñi doxoon nañ ci Demba mi wax na ko ba ñoom man foogoon naa ne il ne restait plus qu'à construire l'école mais on se rend compte que léegi kenn waxatu ci doxal école bi loolu nag dafa jot ñu jóg ñu def ko une exigence école bi dañ ko war a délocaliser loolu ñuy def dañ koy def juste pour xale yi mën a bañ a tardé ci seen njàng ñu ubbi jàngi waaye li ñuy xaar ci autorités yi nañu dem am na fi site ku gis suuf ba mën di ko paccoo ak di ko dagatoo ak di ko séddoo war nga am suuf soo xam ne di ñu ci tegal école bu ñu soxlaa poste de santé wala centre de santé nga tegal ñu ko ci te loolu dañ koy exiger on exige ça des autorités nañu génneel suuf soo xam ne dinañ ci teg école bii ñu tabax ko tabax fast track ñu ngi ciy woo ba di ci woo président de la république xamal ko ni que fii dañoo tumuranke c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu fii ci Petit Thialy en tout cas ñun en ce qui nous concerne dinañ ko yuuxu nag fu passé fii ba Sénégal yëpp dégg ko Sénégal yëpp xam li fi xew ñu taxaw ci lijjanti ko en attendant ñu wut solution boo xam ne dina nekk solution buy tax ba xale yi mën a dugg ci classe yi. yéen ñëpp gis ngeen la xam ne école bi nu mel ak li fi xew bi école ubbee ñëw nañ fii fekk école bi situation bii te le ministre dafa waxoon ubbi tey jàng tey mais ku gis école bi xam ne kii du ubbi tey mais ubbi xaar la te li ma gën a metti mooy le ministre de l'éducation fii à Thiès la ñuy defee seen lancement ñu ne ko tout est fin prêt alors buñ ko defe naa ñooñu ñi ko wax loolu dañ koo nax parce que yaakaar naa bu ñu demee ba école xaw ma Randoulé xaw ma Sud Stade ñu defee fa lancement école Petit Thialy nekk fii à même pas 1 kilomètre de la ville école bi mel ni à cette situation ñu ne ko léegi mën nañu ubbi tey jàng tey yaakaar naa loolu aussi yenuwul maanaam ñun nag ñu ngi fii on a le préfet ñëw na fi waxtaan nañu ak le préfet nee na dina gis le maire de la commune parce que lii c'est une compétence transférée alors le maire aussi bu mu fi ñëwee envoyé na fi un agent ñëw benn solution la ñu trouvé mooy nañu nee nañu gasal canal mooy canal bu ndaw bi ngeen di gis ci buntu école pour ndox mi mun a dem mais canal bi aussi ni ñu ko defaree ñaari nit ñëw gas dem seen yoon ndox mi bu mu ñëwee dafa gën a dugg alors ñun suñu solution mooy wax nañ leen nañ ñu dimbali élèves yi jàng maire comme te maire bi moo yore zone nord na fexe trouver solution le plus rapidement possible pour que ces élèves mën a jàng parce que mënuñu toog école yëpp ubbi xale yëpp di jàng bu mu des école Petit Thialy loolu mënu yenuwul maanaam beneen bi mooy nee nañu am nañu site mooy terrain de football bi nekk fii nañu fexe ñu tabaxal ñu terrain de football boobu ñu seet site boobu nan la ñu fexe ba école bi mun koo jot pour ñu aménager cette école là parce que école bi fii du place am fii napp moo fi nekk te napp bi mu ngi jóge fii ndaw si wax na ko sànq fii c'est une histoire une longue histoire fii muy zone bi fii ba Ngent fii dex la woon dex la ndox mi ci suuf lay jógee lu nekk mu ngi fi woon fii la ñu doon nappee ñun bu ñu nekkee xale fii la ñu doon nappee fii la ñu doon fruit yëpp fii la nekkoon tey bu demee ba léegi loolu di mën a continuer école bi di jël ndox école bi di ball di am ay parties yi nga xam day génnee ndox yi nga xam ne fii du loolu mën a régler école bi donc nañu trouver beneen site au moins ci terrain de football yi ñu tabaxal ñu ko pour xale yi mën a jàngi foofu beneen bi mooy parents d'élèves yi ñu bëri ñëw nañu ne dañ leen jox seen doom ñu transféré leen amul benn élève bu ñu fiy transféré ma leeral ko bu ñu mën a transféré élèves yëpp la ñuy transféré parce que man samay doom samay sët ñu ngi fiy jàngee du dëgg nañ ñu jéem a defar école bi élèves yi mën a jàng waaye du ñu jox benn parent d'élève mu transféré doomam ñeneen ñi amul ku leen jàppale ku leen dimbali boobaa seen doom di jàng donc ñun ñëpp nañu bokk métit bi ñu fexe ñaan autorités yi ñu seet nan la ñuy mën a jàppale mais yéen parents d'élèves yi aussi di ngeen ci am wàll parce que école bi seen école la il faut ngeen dugal ci seen loxo du dëgg autorités yi li dafa am fu ñu mën a yem waaye ñun it ci biir école aussi am na la nga xam ne ñun parents d'élèves yi ñun ñoo koy mën a def beneen bi on appelle les associations sportives et culturelles muy les ASC les groupements kon ñooñu aussi il faut ñu indi seen contribution au niveau de l'école am na ñi nga xam ne nag des bonnes volontés ñu ngi ñaan les bonnes volontés ñu ñëw jàppale ñu au niveau de l'école
am na kenn ka nga xam ne tamit dañ koy cité parce que moo tax ma ne leen suba incha allah ci kattanu suñu borom ñu ngi leen di ñaan yéen parents d'élèves yi góor ak jigéen mag ak ndaw ku nekk na nga indi pelle indi bale indi brouette ngeen ñëw am na ka nga xam ne dinañu may ay gravats may ñu suuf au moins en attendant ñu defar fii pour élèves yi mun a jàng en attendant ñu trouver solution kooku parce que bu ñu ko déggee da koo metti muy honorable député Hélène Tine Hélène Tine kooku dañ koy rafetlu parce que doomu gox bi la amoon nañu yaakaar bu doon tey moom moo fi nekkoon am nañu sañ-sañ dem ci moom ñu ne ko école bi nu mel te balaa ñu ko koy wax moom dina ci taxaw mais bu mu déggee affaire bi xool affaire bi mu ñëwee moom moo njëkk taxaw ne man dinaa trouver solution ak le directeur waxul ak man c'est le directeur qui m'a appelé nee na ma dina indil ñu may gravat indil ñu suuf au moins ñu sotti ko ci buntu bi ba ci classe yi élèves yi mun a am fu ñu jàll en attendant ñu trouver beneen solution donc ñu ngi koy remercier ci côté boobu. ñuy ñaan nag les bonnes volontés am na ñi nga xam ne ñëw nañu fii ñuy ñëw fii ne koo ñëw mu ne dina indi app dina ñëw dina def lii mais dañuy ñaan rek ñoom ñëpp nañu ñëw dimbali ñu jàppale ñu pour élèves yi mun a jàng alors du cadre politique mais dinaa leen wax tuuti nag tey gis ngeen caali yàgg na il faut ñu am un responsable il faut ngeen am responsable politique il faut nga am un responsable un répondant ka nga xam ne ëllëg bu dara xewee sa gox dina mën a défendre ñun amuñu responsable amuñu policier amuñu dara ku jóg ñu ànd ak moom te bu ñu ànd ak moom tamit bu dara xewee ñu bàyyi li suñu école mu ngi nii mairie bi bu mu yoree zone nord ba léegi je le dis à haute voix bu mu yoree mairie ba léegi lenn rek la ñun dañ leen ne nañ ñu jàppale amul lenn man nee naa keroog wax naa ko fii ak la télévision nee naa ko ñu soxlawuñu saabu soxlawuñu omo parce que bu ñu ñëwee omo lañ lay jox ak saabu on n'a pas besoin de ça. di remercier Aline Sow mi taxaw nekk docteuru koñ gi tamit di rafetlu réunion bi bu baax parce que lu am solo la mais école Petit Thialy mbir mi yëpp nekkul ni que ndox mi directeur bi moo ko fi def directeur defu ko fi ndox mi xam nga lu ko fi indi dafa am ay garab yu nekkoon fii yu lëndëm dañ koo dindi loolu moo waral ndox mi ñëw fii bañuñu nag suñuy doom jàng fi parce que amoo lu dul sa entretien wu doom mais école bi demee na noo xamee tey noo xam ne sa doom bu fi nekkee tamit dina amee feebar boo xam ne ëllëg da nga koy xalaat ne yow yaa koy faj bañuñu ci dem marche mosu ñoo dégg ne directeur dañ ko ne na defar école bi mu bañ man de mosuma koo dégg sama doom tey la am 25 ans sama doom fii la jàngee ba am fi entrée en sixième am naa ñetti doom yu fi jaar yoo xam ne tey kenn ku nekk yaa ngi école bu mag am naa fi tey nag ñaar ñu ndaw chaque jour bu ñu xëyee xale yi yaay damay dem école dañuy ñëw ma dóor leen bu leen dem ba keroog sama 200 heures fi tey nag ñun parents d'élèves yi ñun ñoo sonn ñun ñi nga xam ne ñun amuñu moyen suñuy doom a ngi taxawaalu xale yaa ngi wër ci biir koñ gi di xool seen moroom yi bu ñu wàccee di ko jooy di ko naqarlu ñuy sàkku ndimbal tamit bu ñu bëgg autorités yi nga xam ne ñoom la fi gouvernement bi teg ñu jàppale ñu te yàlla tax suñu doom yi mën a jàng te yàlla tax parce que ñun amuñu moyen bu ñu fayee pour suñuy doom dem jàngi ñun ñu ngi daw tey lu suñuy doom lekk inscription école bi foog naa ne cher te ñun parents d'élèves yi pour ñu inscrire ko day métti ñun waxantuma laa tey ngay génne 15000 francs 30000 francs di ko joxe par mois wala nga di ko joxe par weer ñun amuñu ko école Petit Thialy nag moom la ñu am te moom la ñuy tiitaroo moom la ñu xam suñ ko mënta defar nañ ñu taxawal feneen ñu yóbbu fa suñuy doom bëgg nañu mais école bi la ñu xam te moom la ñu am kuñ fi indi lit ñu nekk ak moom kiñ fiy indi ñu fiy teg ñu leen fiy tegit ñooñu nañu xool ci ordre yu ñuy doxal ak xale yi parce que xale yi ñu bari am na lu ñuy naqarlu di ko jooy peut-être loolu c'est à suivre nañ ci teg foofu suñu loxo ba ëllëg. maa ngi leen di sant mais li ci école bi man laa bëggoon xam lan la. li koy màbbal. li fiy màtte parce que nee na xale bu ñu fi nekkee am na lu mën a jóge ci ndox mi màtte ko. waaw parce que xam nga ndox dafa am lu ciy dund comme nit ni muy dundee tey nit ni muy dundee noonu la am luy dund ci ndox am na ay gunóor yu ci nekk parce que man ba ma fiy jógee léegi mat na 1 mois et quelque sama doom moo feebaroon ma dem ci poste de santé bi jaar fi di xool école bi ma demee laa ko sama mag bu jigéen dafiy jaay ma ne ko école bi pour le moment mun naa ma ne ko sama doom du ma ne la dina fa jànge mais gëmmu ma ko parce que mun naa ma ne ko ndox mi ma gis ndox moomu mun naa ma ne ko nekkul ndox moo xam ne ndoxum taw la ci suuf si lay génnee waaw ndox mi ci suuf si lay génnee te pour le moment mu ngi koy génnee ci biir école bi mu ngi koy génnee ci route nationale ba lay ngay gis ma lay won sànq fee dafa am benn garab bu sëq bu fi nekkoon ñu dindi ko
moo waral ndox mi di génnee foofu di ñëw fii tey léegi nag loolu borom xam-xam yi ma ci jot a waxtaanal ci wàllu suuf nee nañu seet bët boobu ñu gas ko teen ñu protéger ko nit ñi di ko root mooy tax ndox mi dootu jóge foofu ñëw fii biir école bi tamit bu dee mën nañ koo dër ñu seet fan la bët bi nekk ñu téye ko ñu génnee ko teen loolu rek moo ci mën dara mais ndox mi pour le moment doy waar goo xam ne ah man de du ma wax man de awma lu ma fayalee sama doom mu jàngi ndax ñun suñu doom yëpp fii la ñu amee entrée en sixième ba ñu yóbbu leen ci kaw kon nag bu ñu toogee ba léegi ñu dugalaat fii ñeneen bi école tijjee ba léegi ñu war def CM2 ba léegi kenn bindu ci leçon xale yaa ngi wër di taxawaal bés bu nekk bu ñëwee taxaw ci buntu école bi xanaa maam duñ jàng ma ne ko kañ ngeen di jàng lu ma ci man ndox mi kenn du ma ci xool doomam di ko ci xuus di ko ci dugal xam nga ne kenn du ko xool ndax boo duggee bu la dara màttee looy wax yow yaay faji kon luy matt ngi ci biir. ah am na lépp a ngi ci biir ndox daje la daal lépp a ngi ca biir léegi daal li ñu bëgg nañu dimbale ngir yàlla ak yonent tiba li kii wax rek petit caali bu toll nii xale yi di fi jàngee boobu ba léegi ñu mag ak ndaw ñu bëri jógee nañ fii la ñu amee seen i diplôme kon nag bu doon suñu sagotee ñu tam suñu sët yi ak suñu doom yi ñu am fi ay seen i diplôme